tey si ndimbal ak kàttanu suñu borom am na parti politique bu bees bu juddu ñu tuddee ko Union pour une nouvelle république parti bi du parti boo xamante ne dañ ko sos pour seetaan sambabo yi nga xamante ne dañu jóg pour salfaanoo ak yelleefu doomu aadama yi mais parti bi dafa jóg pour jubal tegal dëgg ñu ànd liggéey pour soppi doxalinu réew mi muy parti boo xamante ne dañ ko teg pour jëmmal justice su réew mi pour delloo bànqaasu réew mi parce que am na tey ñu taxaw bugg a taal réew mi comme li nga xamante ne moo xewoon mois de mars bi passé ñu jàpp ne réewum Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké réewum Serigne Bou Kounta bu Ndiassane réewum Maam Limaamu Laay réewum Hyacinthe Thiandoum réewum Maam Maodo Malick Sy réewum ñi nga xamante ne tey mooy suñu kilifa diine yi nga xamante ne ñoo lamb réew mi waratuñu toog tey di seetaan ay nit yi nga xamante ne seen moralité douteuse la ñu taxaw pour yàq askan bi yàq ndaw ñi ñu taxaw ne loolu duñ ko seetaan tey duñ ko seetaan ëllëg ñun dañu jóg fas yéene taxaw dëggalaat démocratie réew mi parce que li nga xamante ne moo xewoon mois de mars bi passé dootul amaat Sénégal parce que ku si nekk am na sa part de responsabilité tey toog croiser les bras tey toog ñuy salfaane institution réew mi mooy nga nekk acteur et complice li nga xamante ne mooy xew tey si réew mi ñi nga xamante ne matuñu njiit matuñu jiite ab parti politique ndax seen moralité bi nga xamante ne moom la ñu am parce que nit booy jiite parti politique am na loo xamante ne war nga ko làmbooy mooy lan war a moytu di jaxasoog di laamusoog ay jigéen bañ lay tuumaal war nga moytu di faat ay bakkan taxaw ne dem leen si hôpital yi ngay xool war nañu moytu di jël caisse d'avance yi di ko détourner taxaw ba pare li gën a doy waar mooy ab liste su mairie sax ab liste su député mënuñu koo defar ñooñu tey ñooy woote di taxaw de bon exemple bu ko taal réew mi loolu ku ko seetaan matatoo li nga doon jot na tey ndaw ñu taxaw suñu papa yi taxaw sëriñ si taxaw ñu dekkal dëgg jubal parce que nag ay nit mënuñu fee nekk jël bakkanu doomu aadama yi taxaw ay nit sàcc ginaar ñu leen di tëj si kaso bi ay nit di agressé ñu leen di tëj si kaso bi nga jël faat fukki bakkan ak ñeent ñu taxaw di lamso ngay jël ay ndaw di leen violé ñu leen seetaan loolu du dëgg du yoon ku ko seetaan matoo li nga doon tey ñëpp même pied d'égalité la ñu war a doon tey si réew mi justice bi warul doon justice kumba bu am nday kumba bu amul nday suñ leen mënul jël teg leen si raay bi suñ leen mënul àtte condamné leen man Mouhamed Massaly maa ko wax ak l'Union pour une nouvelle république nañu ubbi kaso yi libéré prisonniers yi ñu ngi seen i kër parce que nag lu ëpp tuuru man ñëpp xam nañ ne opposant la dëgg fi ma fekk fa la may bàyyi su fekkoonte ne gouvernement actuel bi defuñu ay réalisation damay taxaw sànni leen xeer du ma ne lii weex na ma ne dafa ñuul parce que les choses sont en train de se parler d'elles-mêmes réalisation yaa ngi fi askanu Sénégal gis nañ ko man du ma naa fex bu ñu liggéeylu woon jamono ji ñuy jël ngeeru gi askanu Sénégal xam nañ dama jàmmaarloo ak ñoom xeex ak ñoom ñu tëj ma kaso tëjaat ma kaso bu ñu liggéey damay taxaw ne liggéey nañu bu ñu liggéeyulee ma jàkkaarloo ak ñoom may ñaan ñi doon laaj ban coalition la bokk ci élection yi j'ai été investi sur la liste de Bokk Gis Gis le président Pape Diop moo ma investir ci listam may ñaan képp ku nekk Union pour une nouvelle république képp ku suñu xarit di suñu soppee nañu voté la liste Bokk Gis Gis bi nga xamante ne ci la bokk waaye nag duñu nangu ay samba booy faat bakkanu doomu aadama yi taxaw ñu rejeté seeni liste ñu taxaw ne élection du am Sénégal élection day am par force dinañ ko def parce que nous serons les premiers sentinelles de la démocratie si kàttanu yàlla suñu borom
may ñaan na Sénégal yëpp jóg taxaw nañu fippu ay jamono dama bootu woon ci ay parti politique mooy bi ma bokkoon te le frère secrétaire général national muy président Abdoulaye jiite ko ma koy ñaanal yàlla gudd fan ak wér yàlla na ko yàlla sàmm yàlla wéral ko yàlla dëgëral ko su ma suñu borom joxee tur tey ngir yàlla ak jëmmam la man du ma fakk jëf mukk ci àdduna réeroo politique mën na am mais moom xam na ne jàmm laa ko yéene parce que suñu baay la ma koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla dëgëral bu ñu demee tey bay taxawal parti politique parce que ci keppaaram la ñu jógee parce que fii tey am na ay démocrate yu fi toog parce que man je suis démocrate am na waa PDS yu fi toog parce que su may xarit lañu kon dama jàpp ne Abdoulaye Wade yàlla na ko yàlla may gudd fan ak wér li may tari tey ci keppaaram laa ko jëlee moo ma yar tette ma taxawal ma ba ma mën lii tey loolu ba ma may dee du ma ko fàtte te maa ngi koy ñaanal yàlla suñu borom waaye nag réew mi am nañ ci part de responsabilité j'en profite pour faire un appel solennel à tous les libéraux nañu jóg taxaw doon benn say bokk ndey bokk baay pour faire face à ces hirondelles sans aile ni plume parce que tey 40 ans de règne socialiste ñooy yàq réew mi amul benn réalisation boo xamante ne régime parti socialiste bi def nañ ko donc tey jot nañu xoolaat suñu bopp jot na une nouvelle recomposition politique jot mais balaa ñu si jëm nañu bàyyi ba élection législative yi weesu ñu nattu suñu bopp ñu toog waxtaan parce que nag réew mi ku si nekk am na si part de responsabilité jot na tey ñu raxas xol yi jóg taxaw may lancer un appel solennel si ndaw Sénégal ab ndaw dafa war a joxe un exemple sur toute la ligne ab ndaw da nga war a fonk say waajur ak ndaw da nga war a fonk ñi nga xamante ne ñoo féete kaw fii ma woo askanu Sénégal suma kër la maa ko moom suñu borom moo ma ko wërsëgal dama jàpp ne dans la vie il faut toujours croire en soi et en ses valeurs c'est ce qui fait la force d'une personne ab ndaw war naa weesu tey fu muy toog si ay clavier di saaga ndey di xaawi suturawu chef religieux yi di xaawi suturawu les institutions de la république di xaawi ormal ñi nga xamante ne ñoo leen mag ab ndaw da nga war a gëm sa bopp war a taxaw liggéey ngir soppi doxalinu réew mi mais lépp si dëgg lañ ko war a teg lépp si dëgg lañ ko war a teg moo tax bi ma génnee dama dem sukk sama tànk waajur bu jigéen sukk si tànkam xam ne suñu waajur rek la ñu am nañu defaraat jikko yi defaraat comportement yi ku la mat bàyyi ñu xam ne sa bàyyi la commencé jamono nga jox ko cër mais toog am nga connexion démocratie naam am na si réew mi mais nañu jox cër mag ñi nañu respectante mais toog sa clavier di jël di saaga ndeyu président de la République jël di saaga ndeyu chef religieux yi jël di saaga ndey ñi nga xamante ne mat nañ la bàyyi jël di saaga ndey ñoo xamante ne mat nañ la ndey ak ña nga xamante ne ñoom nga weesal ñoom nga maaseel loolu du dëgg du yoon nañu defaraat comportement yi defaraat jikko yi. couleur parti. ndaw ñi yéen lay waxal suma couleur parti noir et blanc la maanaam lu ñuul ak lu weex am yamb si biir. lu waral yamb bi sooratul abay ñëpp xam nañ ko mooy liggéey bu ordonné bu jubal taxaw ngir soppi doxalinu gox bi moo waral suñu couleur parti te lépp si jàmm lañ ko fas yéene def ragaluñu nag parce que ku ñuy woo si ay mën nañ laa fekk si ay ku ñuy woote si xeex mën nañ laa fekk si xeex waaye ñun tabax Sénégal la ñu tax a jóg te lépp si dëgg lañ ko fas yéene def may ñaan doomu Sénégal may ñaan askanu Sénégal may ñaan askanu diaspora bi nañu ñëw intégrer l'Union pour une nouvelle république ñu àndandoor liggéey ngir soppi doxalinu réew mi ñu àndandoor liggéey ngir soppi jikko yi ab ndaw exemple la war a doon ab ndaw dafa war a bokk suñuy tabax réew ñi ab ndaw dafa war a bokk ñi nga xamante ne dañu war a tabax bu leen nangu ñu leen di utiliser bu leen ko nangu li tax moo leen ko mooy la majeure partie des chefs de partis politiques leurs familles ne sont pas au Sénégal y compris ma personne
man su ma leen di digal liggéey laa leen di digal su ma leen digal wax ju rafet laa leen di digal su ma leen di digal mooy na ngeen taxaw ñu àndandoo liggéey ngir soppi réew mi ñu àndandoo ko liggéey mais lépp si dëgg lañ ko war a teg man yor naa soxna mu ngi bitim réew yor naa ay doom ñu ngi bitim réew ma leen di ñaan képp ku leen ne jóg leen ngeen taal na jiite teg jabaram teg ay doomam ba pare su ngeen ko gisulee bu leen ànd si li nga xamante ne moom la ñu bëgg ngir taal réew mi parce que li koy firndeel mooy li nga xamante ne moo xew si réew mi le 8 mars passé 14 morts yi nga xamante ne moo am gisu leen si benn leader politique je dis bien je pèse bien mes mots si 14 morts yi amul benn leader politique bi su doomam faatu te ne emprisonné nañu doomam man ak sama morooma si yam kenn jàppuñu ay doomu jàmbur la ñuy jël di leen jiital pour ñuy taal réew mi ab ndaw dafa war a doon exemple ab ndaw dafa war a tabax ab ndaw dafa war a liggéey ab ndaw dafa war a bokk si ñi nga xamante ne ñooy soppi doxalinu réew mi ma leen di ñaan ndaw Sénégal jot na ngeen gëm seen bopp jot nañu àndandoo liggéey tabax réew mi mais lépp si dëgg lañ ko war a teg wax ju ñaaw ñëpp a ko mën saaga ñëpp a ko mën taal réew ñëpp a ko mën mais dafa fekk boo nekkee ab leader politique nga taxaw ne da nga jóg pour tabax réew nga ànd ak ay ndaw taal réew mi ma jàpp ne su la suñu borom joxee réew mi balaa ngay liggéey réew mi la nga yàqoon ngay njëkk a defar ma jàpp ne la nga yàq soo ko taalee suñu borom nattu la jox la réew mi balaa ngay def une continuité la ñu yàq ngay defar ba pare moo waral nañu xoolaat ji koy defaraat comportement yi dara jaru ko fi nit waajal la boppam taxaw te du fekkee lu muy def nañ leen ko rafetal xam ne Sénégal Sénégalu jàmm la war a doon Sénégal Sénégalu dëgg la war a doon bu ñu demee tey ba investisseurs yi di ñëw Sénégal di fi tuur ay milliards parce que homme d'affaires la ñu xam nañu parce que dañuy liggéey ak étranger yi la ñuy dugal si réew mi bu amuloon stabilité duñ ñu wóolu tey ba ñuy ànd ak ñoom di liggéey sur le plan international donc nañ leen xoolaat encore une fois comportement yi ñu àndandoor si dëgg liggéey ngir soppi doxalinu réew mi maa ngi ñaan Sénégalum jàmm di ñaanaat yenn leader politique yi parce que yàlla du juum du jaawale buñ doon toog di nattu askan bi toog di tuumalante tey ñooñee doon tuumalante defar liste politique sax mënuñu ko war nañu xam ne yàlla noppi na démb tey soog a ñëw kon nañ leen jàmmal di wax jàmm ñu fonk jigéen ñi surtout parce que tey ku taxaw tey jigéen ya taxaw mention spéciale à toutes les femmes du Sénégal qui méritent respect et considération ma jàpp ne ab jigéen dañ ko war a aar ab jigéen dañ ko war a sàmm ab jigéen dañ ko war a suturaal jigéen kenn du ko ñakkataan jigéen kenn du ko siif jigéen kenn du ko agressé jigéen kenn du ko violé dañ leen war a téye sàmm leen taxaw leen te yàlla rek tax moo waral dama jàpp ne tey man su may doom dama leen di xoolee Adji Sarr yàlla rek mooy tax may wax parce que yàlla def dama jigéene juróom benn doomu jigéen la am tey li dal Adji Sarr ku mu dalul doo borom kër li dal Adji Sarr ku mu dalul juróo doom tey képp kuy yaay képp kuy jigéen war na doon Adji Sarr kon justice dafa war a def pour Adji Sarr ngir lii ñuy noot jigéen ñi di leen ko def dafa war a dak si réew mi lii ñu leen di jël di leen toroxal dafa war a arrêté parce que dañ leen war a aar dañ leen war a sàmm dañ leen war a sutural kon nag jot na tey justice bi taxaw dafa war a taxaw justice bi dafa war a taxaw dañ leen war a aar dañ leen war a sàmm mënuñu ko nañu ubbi kaso bi détenu yëpp ñibbi seen i kër parce que nag ñaari justice warta mun a am Sénégal munoo yore ab état yore police yore gendarmerie yore sa armée di taxaw di seetaan loolu dafa war a dakk si réew mi ñun nag dañu jóg pour tabax dañu jóg pour àndandoo liggéey ngir soppi doxalinu réew mi
kon nag la ngeen ma saaga delloo naa leen ko mais duma ko wax ngir jigéen yi ma jur te ma fonk leen te sàmm leen